dellu di ziar rek njabootu borom Touba gi nga xam ni dañ leen di tudd suñ Touba sunu sangu yu baax yooyu xam ni ñooñu fii ànd ak ñun ci jotaay bile ñoo ngi leen di sant bu baax di leen ziar ak di leen ndokkeel seen bisu maam gi ñu ànd te muy tawfeex lool ci ñun kon dañ leen di ziar bu baax a baax xam naa sunu baay sëñ Modou Fall Kébé fu mu nee jege si rek waaw na fi mu ne nii dañuy jàll rek ci mbiru liggéeyu bi nga xam ni murit yi moom la ñu sump fii ci diwaanu Paris di ko liggéey sëñ Touba suñ ne 18 safar Paris wax tamit kër sëñ Touba Aulnay bi nga xam ni sunu wéyjur sëñ Modou Fall Kébé mooy jëwriñ bi ay suñ ne 18 safar Paris mu nees nañoo tudd sëñ Abdou Aziz Gueye nga xam ni jëwriñ la ci liggéey bi waaye fi mu ne nii gën a féetewoo ci wàllu complexe international Khadim Rassoul France màggal yi passé yëpp duñ ko fi doon faral di gis ndax boobu da doon faral di nekk Sénégal ngir liggéeyu complexe bi ci plateau télévisé yeeg ak yeneen lépp lu complexe bi laaj moo ngi ci saa su ne di ci nam-nabi di ci jàmbaar lool it moo tax fi mu ne nii ak fu liggéey bi toll baax na ñu xam liggéey complexe bi waaye tamit liggéey 18 safar Paris de manière générale fan la toll kon dañuy jox kàddu gi sëñ Abdou Aziz Gueye en attendant sunu waajur bi sëñ Modou Fall Kébé di jege si nga xam ni su sëñ Abdou Aziz noppee rek ñu jox ko bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim maa ngi siyaare murid yëpp di leen béggee di leen balo ak di leen jégalu ci kàddu yi ni yëkkati di tàmbali ci kàddu yi rek ci sant sant li ñuy sant nag gannaaw bi nu sante sunu borom sant sëñ Touba sant yonent yàlla bi sallallahu taala alayhi wa sallam dañuy jël sant bu am solo jëmale ko murid yi ndax li koy sëñ Alaaji Baara Mbàkke daan waxee rek lu fi am rek ndongo yi la màggal gi macha allah ñëpp gis nañ ni alhamdulilah bernde yi mi ngi fi doy na ci loolu sax maa ngi fàttaliwaat ni waa cuisine préparé nañu ay mbana yu baree bari ëpp na 45 mbana te mbana yi ni préparé pour ñun kese la 45 mbana yi daanaka añ bi kese la reer bi ñëwagul donc di soññewaat rek parenthèse la ci discours bi képp koo xamante ni xéewaloo goo wala nga bëgg xéewalu waat tamit bis bi bisu xéewalu la Sëñ Tuubaa da ko wax nee na koo xamante ni amoo sax loo màggale demal fa nga xamante ni ñi ngi fay màggale nga xéewalu ba sa biir fees maanaam xéewalu ba suur kon loolu ci sunnay bis bi la bokk kon nag ñi ngi koy fàttali ku bëgg xéewalu waat it bu génnee ci biti rek ci fond wu parking ba installé nañ fa ay table ak lépp lu ci war ba nga xamante ni di nga mën a xéewlaat képp koo xam ne da nga ñëw tamit te xéewaloo goo tamit balaa ngay dugg ci salle bi it ñu ngi lay ñaan nga dem fële xéewalu ba noppi door a dugg ci salle bi nii nag lañ ko bëgg toppee ba guddi ba fajar sax donc liggéey bi loolu la léegi nag lépp lu ngeen fi gis mu rafet rek gannaaw ndimbalu sëñ bi yéen murid yi la waaw yéen murid yi la moo taxoon ma bëgg tàmbalee ci kàddu yi sant leen sant ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kuréel bi di liggéey nekk ci organisation bi nga xamante ni am na si ñoo xamante ni depuis 6 mois ñi ngi nekk di waajal màggal kon nag ñoom bi ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan suñu borom defal ñu nàggal gu nu nangu di sant tamit suñu magum taalibe yi nga xamante ni ñi ngi fi bu nu tuddee sëñ Modou Fall Kébé Baye Ablaye Lay ak mbokk taalibe yi nekk Aulnay Baye Mbacke Seck ñoom ñëpp rek ñu yóbbaale yeneen magum taalibe yëpp ñu nekk ci du ma ni Île-de-France kese mais ñu nekk ci dëkk bi yëpp kon nag kaddu sant yi moom wax dëgg yàlla suñu xool lañ ko tibbee moo tax ñu ciy insister bu baax ndax budget di safar ñëpp xam nañ nu mu toll 137 000 euros la te ñëpp xam na ni 137 000 euros yi bu matee du benn nit wala ñaari nit ñoo ko matal mbooloo ñoo ko joxee ndoo kon nag mbooloo moom dee baax ñu leen di sant donte ni bi ñuy def xaaruñu ñu sant leen sax ndax Sëñ Tuubaa moo taxoon ñuy def mais teewul comme que bëgg nañu ba tax ñu jóg ànd ak ñun liggéey bi moo tax du ñu mën a
yëkkati kàddu jëmale ko si ñoom ngir sant leen kon nag bu loolu jàllee xam naa li ci des dama koy jéem a wax ci français la ndaxte ay messages yoo xamante ni c'est destiné ñoo xamante ni duñu ay sénégalais moo taxoon ma bëggoon ko wax ci français donte ni sama français dafa sant Seck mais ñu jéem ko rek donc le collectif 18 Safar qui regroupe effectivement les daïra mourides d'Île-de-France donc tenait à remercier particulièrement plusieurs personnalités de l'État français en commençant par l'État lui-même, les institutions du ministère de l'Intérieur et les institutions du Quai d'Orsay. Donc les mourides, depuis plusieurs années, ils vivent en France et la France a un regard particulier vis-à-vis d'eux. Et donc ce regard-là, c'est un regard très positif. Les autorités françaises, ils nous accompagnent, ils sont à nos écoutes. Et à chaque fois également, quand on a besoin d'eux, ils répondent présents. Et donc je tenais à profiter de cette occasion pour les adresser à travers ma petite personne, ma modeste personne, les remerciements. Et c'est des remerciements qui n'ont pas de fin. Parce qu'il faut le reconnaître, si on se renseigne un petit peu, si on commence à travailler avec eux, on voit l'intérêt qu'ils portent à la communauté mouride. Je vais citer pour cela une petite anecdote qu'un de nos Magoum Talibé m'avait racontée, qui est assez intéressante et importante à savoir, pour savoir à quel point ils sont à nos écoutes et également à quel point ils accordent de l'importance à ce qu'on est en train de faire. Donc un Magoum Talibé m'avait informé il y a très longtemps que la communauté mouride des États-Unis, quand ils ont commencé à immigrer, les renseignements généraux américains avaient voulu en savoir plus sur les mourides. Parce qu'effectivement, c'est une nouvelle immigration qui venait d'arriver aux États-Unis. Et du coup, ils voulaient comprendre qui nous étions. Et naturellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils se sont rapprochés des Français, notamment des renseignements généraux français, pour leur demander qui étaient-ils, qui étaient ces personnes-là. Et il se trouve que ces personnes-là, donc les renseignements, ils ont donné beaucoup de crédit, beaucoup de bons témoignages à la communauté mouride. Et ça, c'est très important parce que cela a permis de faciliter toutes les choses, toutes les opportunités que les mourides ont aujourd'hui aux États-Unis. Et donc, pour cela, ils méritent quand même remerciement. Et donc, il y a d'autres anecdotes que certains de nos anciens nous racontent, sur lesquelles on voit également les autorités françaises nous proposer des opportunités de centres culturels. Il y en a qu'on peut citer à Paris 18e et d'autres aussi. Et donc tout cela, ça témoigne effectivement de l'importance qu'ils accordent à la communauté mouride. Et nous, en tant que mourides, en tant que musulmans, comme le dit le hadith, celui qui ne remercie pas la personne n'a pas remercié Dieu. Donc raison pour laquelle on tenait à les remercier. Donc les remerciements suivants vont à l'endroit de M. Patrick Haddad, qui est le maire de la ville de Sarcelles. Donc M. Patrick Haddad, à chaque fois qu'on organise le Magal ici dans cette ville, il répond présent s'il n'est pas en congé. Ces dernières années, il est en congé, c'est pour cela qu'il n'est pas là. Mais même s'il n'est pas là, il nous prête tout le matériel qu'on sollicite auprès de lui. Et ça, ce n'est pas une petite contribution, c'est une contribution assez considérable. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les tentes, les bâches, les barrières que vous voyez ici, s'il ne nous l'avait pas prêté, on serait obligé de les louer. Et une fois, on avait fait un devis et c'était à plus de 5 000 €, les locations de Barnum, sur les superficies qu'on souhaitait. Et nous, à chaque fois qu'on a un magal, on lui tend la main, on le sollicite et il répond présent et il nous donne à chaque fois le matériel qu'on souhaite. Donc on le sollicite, on le remercie, on remercie également M. Mamadou Daf, qui est notre intermédiaire, qui nous a mis en relation avec le maire. Et donc je tenais à témoigner de leur intérêt qu'ils ont à la communauté mouride et de l'aide qu'ils nous donnent devant cette assemblée. Et il y a un deuxième maire aussi qu'on doit remercier, qui est le maire de la ville de Bourget. Parce que depuis quelques mois, on a commencé à travailler avec lui, Jean-Baptiste Borsali, et c'est quelqu'un, dès qu'il a connu la philosophie mouride,
dès qu'il a connu la communauté mouride, dès qu'il a eu des aperçus de la philosophie de Serigne Touba, des enseignements de paix, de tolérance, de vivre ensemble de Serigne Touba, il a immédiatement fait un choix qu'il a porté sur nous. Donc, M. Borsali, également, il faut le remercier parce qu'il a fait preuve de courage pour nous faire confiance et commencer également à travailler avec nous sur des projets de centres culturels, également sur des projets scientifiques, notamment lors de la commémoration de la victoire des Alliés à la Deuxième Guerre mondiale, le 8 mai dernier. Nous avons travaillé avec lui, avec son service culturel, pour mener une exposition sur les tirailleurs. Et donc, l'exposition s'était très bien passée et on a eu beaucoup de messages de remerciements et de félicitations de leur part. Nous aussi, on leur retourne ces remerciements et félicitations parce que c'est eux qui nous ont donné cette confiance-là pour qu'on travaille avec eux. Donc, après ces remerciements, je vais basculer en Wolof pour le reste du discours parce qu'il est adressé plutôt à mes frères sénégalais. Avant cela, je ne sais pas s'il y a possibilité de baisser un peu le volume parce que là, on entend beaucoup d'écho. Donc, je vais, par rapport à l'IDESCON, comme nous l'avons dit rek gannaaw bi ñu santee murid yi seen mobilisation wax dëgg yàlla ci liggéey bi leneen li des mooy fàttali li nga xamante ni moo nekk suñu kanam moom mooy lan mooy liggéey yi nga xamante ni moo ñu war ñun en tant que murid yuy dund fii te loolu mooy liggéey yu am solo yu mat a bàyyi xel sëñ Touba sëñ Saliou Mbacké immigré yi nekk Italie doon ko mosoon a gis indil ko addiya di ko wax nag naan sëñ bi danoo bëgg nga ñaanal ñu ba nu am teranga ba ñibbi Sénégal sëñ Saliou ni leen waaw wante bu leen jàpp ni yéen a fa yóbbu seen bopp bu leen jàpp ni yéen a yóbbu seen bopp Europe loolu nag lu muy tekk ñu ñëpp ko moom lan lay tekk mooy dañ fi nekk en tant que mission lañ fi war a dox si mission bi ñu war a dox si nag waaw ñu ñëpp ñu conscience yi fexe ba relever le défi te mission boobu nag ñun ñi nekk France maanaam képp ku nekk immigré di liggéey Sëñ Tuubaa ci diaspora rek ñi nekk France ñoo war a njëkk sant lu tax ma ne ñoo war a njëkk sant parce que dañu yàlla daf ñoo wërsëgal ñu nekk ci toolu liggéeyal Sëñ Tuubaa boo xamante ni tool gënu ko ëpp solo lu tax ndaxte loolu xalifa Sëñ Tuubaa yi ñoo ko wax sunu magam taalibe yu baax yi Sëñ Modou Fall Kébé représenté leen ñoom à chaque fois dañuy nett li ni xalifa yi ñu jamonanteel yëpp bu ñuy dem Sénégal di fa yóbbu liggéeyal Sëñ Tuubaa bi xalifa yi dal leen di wax ni man de lu jóge France du ma ko yamaleeg leneen lu jóge feneen te loolu doomu Sëñ Tuubaa moo ko wax kon ñoom buñ ko waxee rek ñu xam ne kon ñun ñu nekk France am nañu tawféex am nañu ndimbal ndax ñoom li ñu lay xamal mooy li ñuy liggéeyal Sëñ Tuubaa France moo ëpp valeur ëpp dayo feneen fu ñu koy liggéeyee la fu dul France kon ñun ñu nekk France kon dara waruñu lu dul sant ak ngërëm rek moo ñu war sant ak ngërëm bi nu yàlla tawféexale ñu nekk France day nag sant googu nag nu muy demee moom laay jéem a laabire sama bopp di ko laabire ñëpp mooy sant googu nag jëf lay nekk ndax nit bu nekkee ci tool boo xamante ni dafa neex a bayee bu bayul day perte temps am nit bu nekkee ci tool boo xamante ni dafa meññi tool bu propice la lenn rek la war a def mooy profito ba bay le maximum lu waral loolu ndaxte àdduna ñu ñëpp xam na ni tool la te ñu ñëpp dañ fiy jógee wuy ji suñu borom te sëñ Saliou da daan wax naan bàmmeel de lu fa waay deful lu fa waay dugalul du ko fa fekk lu fa waay rawalewul du ko fekk léegi nag bu la yàlla wërsëgalee nga nekk ci tool boo xam ne dafa sakkan loo jëmbat la nga ciy am ci récompense moo ëpp la keneen jëmbat feneen da nga ciy profité jëmbat le maximum ndax sëñ Tuubaa neewoon na ku xam dara ci àllaaxira di nga xam ni kat dara du fa doy sëñ Tuubaa mu baax mi moo waxoon loolu ku xam dara ci àllaaxira di nga xam ni kon dara loo jëf doo ko naw ndax foofu dara du fa doy kon nag instant bi fi may gën a insister moom mooy li nga xamante ne moom moo jëm ci liggéey yi nga xam ne moo nekk suñu kanam gannaaw bu màggal gi jàllee liggéey bi nga xam ne mooy suñu yitte ñu ñëpp te muy liggéey boo xam ne dañ koy sant sëñ bi mu ñu tawfee xel ñu nekk di ci sonn muy liggéeyu complexe bi man de wax dëgg yàlla bi ñu yàlla dogalee ñu nekk ci moom gëmewuma ko sax man maa ngi jàpp ni sama dund moom mënuma liggéey sëñ Tuubaa lu ëpp solo lii ma nekk nii di jéem a góorgóor ndaxte loo natt rek ci àndaaru jëf ju rëy bii da ko yóbbaale
ndaxte loo gis lu rëy waxoon naa ko sànq lu ñuy tabaxal sëñ Touba tabaxaagal ko France xalifa sëñ Touba yi doomi sëñ Touba yi ñoo wax ni mu ëpp valeur feneen fu ñu ko defee sëñ Isaaxa Mbàkke keroog bi mu ñu koy mujj wax sëñ Modou Fall Kébé mi ngi teew nee na liggéeyu complexe bi de moo féete kaw Masaalikul Jinaan moo féete kaw université bi sëñ Modou Fall Kébé teew na Baye Cheikh Diop ak yeneen i soxna teew nañu foofu kon nag loolu tawféex la ndaxte gis nañu Masaalik valeur bi mu am ci yoonu murit université sëñ Touba bi tamit sëñ Muntaxa inauguré que lu yàggul gis nañu valeur bu mu am bu nu demee ba lu tax ci sëñ Touba ni ñu lii nii moo féete kaw ñaari liggéey yooyu ñun kon nanu xam ne am nañu chance am nañu wërsëg day nag chance boobu ak wërsëg boobu nag lañu war a jéem a saisir xam ne àdduna dafa gàtt ñu ñëpp dañ fiy jógee kenn xamul kañ ngay dem da ngay profité liggéey le maximum ba boo demee sa biir bàmmeel balaa nga fiy jógee sax nga am làq ngërëma sëñ bi boo demee sa biir bàmmeel yi tamit donc da nga fa fekk lu la doy kon nag liggéey boobu nag la ñuy fàttali yàlla dogal na nag am na ci ay avance yu am solo ndax depuis daaw ak ren liggéey yu mel ni ma koy faral di waxee rek dafa laaj socle bi nag moom mooy lan mooy France dëkku jaamur lan nekk ñu war a conformer wu ci loi ak législation wu dëkk bi moo tax depuis daaw ak ren ñi ngi doon liggéey ci wàllu lépp luy socle boobu socle juridique ak socle fiscal parce que loolu mooy li dëkk bi laaj socle juridique bi nag yàlla dogal na ba association yi seq complexe beeg lépp lu ci war ci wàllu juridique bi defar nañ ko ba noppi bu dee socle fiscal bi tamit am nañ ak cabinet comptable boo xam moo ñuy accompagner di ñu defal ay bilan fiscaux yi ci war ba ñu mën a conformer wu ci deux notions yi nga xam te ni mooy base yi nga xam te ni mooy base lépp looy teg ndaxte boo amee xaalis te sur le plan juridique taxawoo sur le plan fiscal tamit li ngay def leerul xaalis bi kenn du xam fu mu dugg kenn du xam fu mu jógee loolu it du sotti moo tax am nañu cabinet comptable boo xam moo ñuy accompagner lu dugg mu mën ko pointer lu génn tamit mu pointer ko donc moo tax ñu ngi ci sant bu baax nag wax dëgg yàlla bu dee complexe bi nag mën na ni dara génnul à part li ñuy fay comptable beeg yooyu noonu parce que lu tax complexe dara génnul mooy ni daanaka tollooguñu ci dépense fi na toll nii moom mooy plus dajale pour mën a jënd terrain kon li jiitu woon ci remerciement bi mooy li nga xam te ne moom moo jëmoon foofu beneen bi nga xam te ne moo topp ci remerciement bi nag moom mooy pardon beneen bi nga xam moo topp ci li des ci liggéey bi nag moom mooy li nekk suñu kanam li nekk suñu kanam bu jàllee sur juridique beeg fiscal bi beneen point bi te mu am solo lool mooy jaayante bi pour ñu jënd terrain bi sànq ci maire yi ma cité sànq am na ci ñaari maire yëpp am na terrain yu ñu fay lijjanti te terrain yooyu yëpp nag day laaj salaamaaleykum maa ngi tuubaat bu wér dañ leen di dagaan rek ñu ànd ak dal wàññi coow li xam nañ contexte su màggal fii ci diwaanu Paris dafa xaw a particulier gëj a gisante bi da ciy am nammantiku bi loolu lépp da ciy am waaye lii ñuy def nii Baye Abdou Aziz li mu leen di wax nii lii yóbbal gënu koo rëy ci màggal gi loo gis koo gëj a gis nga ñëw fii màggal xéewal gi lépp neex nga déglu xasida gi génn ñu ne la maanaam liggéeyu murit yi ci diwaanu Paris fu mu toll munoo cee tontu kon maanaam sëñ bi kéemaan la te li muy def nii mooy bilan wu liggéeyu murit yi fu ñu toll kon ñu may ko rek ngir jëmmi borom Touba mu mën a yeggali ci ak dal ñu mën a ñun xam bu baax a baax lii nga xam ni ndax lii ay liggéeyu at la Baye Abdou Aziz ñu bëri su ñun ci màggal yi passé gisuñu ko fi da doon dem Touba di dem ci kilifa yi ak leneen ak yeneen plateau télévisé yi toogul noppaluwul fenn su demee Touba ba nu muy ñibbee du toog ay njabootam duñ ko gis ay mbokkam duñ ko gis loolu lépp ngir lan ñun suñu amee sac suñu digganteeg sëñ Touba ndax yi ñuy def ni yëpp saal bii nii saaru Sarcelles bii nii tey murit yi am nañu potentiel pour am lu ëpp lii ak feneen waaye loolu lépp dañoo war a booloo te xam liggéey bi fu mu toll kon foofu rek ñu jàppale déglu ko xam fu liggéey bi toll liñ ci war a def muy jëf ñu góorgóorlu ci bu baax a baax kon loolu rek lañ leen di dagaan ngir jëmmi Serigne Touba mu yeggali ci dal ñii nga xam ne ñoo ngi yeeslu waxtu julli bi léegi mu jot mun nañoo ran waaye mu ànd ak dal ñooñu leen koy dagaan bu baax a baax a baax. waaw jërëjëf sëñ Cheikh xam naa je viens d'apercevoir si je me trompe pas les représentants de l'État du Sénégal j'attendais qu'ils soient là également pour leur transmettre nos remerciements en commençant par l'ambassadeur son excellence Baye Mokhtar Diop qui nous a ouvert vraiment ses portes
qui nous reçoit à chaque fois qu'on le sollicite et qui nous accompagne également dans le projet de construction du complexe Internet Khadim Rassoul de France. Donc il n'est pas là, mais on le remercie, on remercie la consul, on remercie également toutes les équipes qui travaillent à la fois à l'ambassade et au niveau du consulat pour l'attention qu'ils portent également à tous nos projets et également l'attention qu'ils portent aux projets de tous les Sénégalais dans leur généralité. Donc xam naa bu ma dellusiwaatee ci complexe bi kon li ma doon wax rek socle juridique yi ñoo ëpp solo ak socle fiscal yi yàlla defal nañ si sutura nag ba yooyu avancé nañ ci te it on est bien accompagné par des avocats ak ay comptables yoo xamante ni ay cabinet la ñu yore. beneen socle bi kon beneen partie bi des nag mooy li ma doon wax sànq jënd terrain bi nag xam naa ñi nga xamante ni gaare nañu fële ci gannaaw rond point bi àll boobu ngeen di seen bokk na ci terrain yu nuy séentu loolu moom xam naa li naan kii la benn information ci màggal gi la di saako ngeen def ci ñaan ndaxte ñi ngi koy séentu donte ni nag am na ñeneen ñu ko bëgg maire bi am na ñeneen ñu ko contacter pour soxla ko mais bokk na ci yi nga xamante ne daal ñi ngi ci doon waxtaan ak maire bi ba tey it bu màggal gi jàllee it bës nañu yéene continuer di ci waxtaan ak moom boo xoolee ba ci biir keroog bi ñu fay dem di ko leeral ambassadeur bi fi jógee Maguette Seye dafa bàyyi yitteem yëpp ñëw ànd ak ñun bokk ci délégation bokk ci audience bi ba loolu joué na lu bari ci maire bi ubbeeku bi mu ubbeeku pour jox ñu terrain boobu donte ni nag amagun ko dëgg-dëgg à 100% parce que comme ni ma ko waxee rek am na ñeneen ñu ko bëgg am na ñeneen ñi ñu koy sàkku ci moom mais buñ ci ñaanee rek te mu gën si ñun incha allah dinañ si jot diggante bi it amaana beneen maire moom laa doon remercier sànq tamit muy maire ville du Bourget moom it am na moo ñu woo sax moom wax dëgg yàlla parce que dafa bëggoon benn projet de centre culturel dëkkam moom moo ñu woolu ci boppam biñ ko présenté nag yoonu murit ni muy demee mu ne ma wax dëgg yàlla yéen seen doxalin neex na ka ndaxte ku gis lislaamu murit xam ne lislaam bu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax ñaari lislaam amul benn lislaam rek am muy lislaamu yonent bi diggante bi nag xëy na am na ay yu ci sosu yu bees ak ay courant ak ay tendance mais sëñ Tuubaa moom bi mu ñu indil mooy lislaam dëgg-dëgg yonent bi ndax yonent bi ni la daan dundee yonent bi dafa xajo woon ñëpp li ñuy wax vivre ensemble yonent bi noonu la defoon te loolu la jàngale woon te loolu mooy lislaamu sëñ Tuubaa autorité français yi tamit loolu loon gis ci murid yi kon nag ñu ngi leen ci sant bu baax a baax maire boobu tamit am na suuf sum ñu woon lu tollu 6000 mètres carrés comme d'habitude rek projet yu mel nii moom comme ni ma ko waxee buñ la nee projet bi moo féete kaw université bi féete kaw Masaalikal Jinaan li nga xam ni kon du lu yomb ndax lu baax du yomb lu rëy tamit du yomb Masaalikal Jinaan ku xam histoire bi xam ni yoonu murid sonn na lool avant muy taxaw ñi fi xaw a féete mag xam na ni sëñ Saalum moo ko njëkkoon na sër mu jul jàppandi sëñ Alaaji Baara tamit nekkoon na ci sonn ci lu ne mu daj ka ci sëñ Siir Moxtaar la affaire yi débloqué wu ba ñu tàmbali kon nag ñu xam ne projet bu la ne projet complexe bi moo ëpp dayoo ñaar yee warul ñun murid yi ñu jàpp ni dañuy gëm rek mu sotti wala dañuy tëb rek affaire bi mi ngi nii déedéet lu baax du yomb daal fokk ñu ñëpp ñu conscience lenn rek la laaj nag mooy détermination ak engagement ak dogu ndax sëñ Tuubaa wax na kat nee na kuy fëgg bunt di fëgg bañ a arrêté bu yàggee dina tijjeeku kon nag loolu rek la laaj donc am na ay ñaari maire yoo xam ne ñi ngi en discussion ak ñoom pour des suuf yoo xam ne gis nañ ko fa am na ay gàllankoor yu ci am loolu moom baax na ñëpp xam ka mais teewul gàllankoor yooyu deful lu dul dalal suñu xel ndax na nga ni daaw bi ma demee Touba màggal ba def ñaari fan maag sëñ Xaadim Samb dem nañu seeti mbakk yu fay mbokkam la mu ñuy wax ni complexe yi moom fi ko sëñ Tuubaa tudd bind na ko ci xasida yi ba noppi moom ci boppam moo ñu génneel xasida yi nga xamante ne sëñ Tuubaa tudd na fa Masaalikal Jinaan tudd fa Kolobaan tudd fa mbakk yu fay te loolu ñu ñëpp mës ñu ko woon xalaat avant Masaalik di taxaw mës ñu woon xalaat ni sëñ Tuubaa bind na ay bayitam ba tudd ci Masaalik tudd quartier bi mu waroon amee muy Kolobaan tudd mbakk yu fay mi ko naroon jiite xasida bi moo ñu koon man ak Xaadim Samb nii ñu teg ci sunu bët bayit bi kon complexe bi da mbakk yu fay loolu rek lan wax nee na complexe bi dalal leen seen xel fa mu nar a amee sëñ Tuubaa bind nag ñi ngi wóor nag ay dëkk ba am na ay promesse yu nu am mais bu dul foofu it ñu xam ne feneen fa ko sëñ Tuubaa bëgg rek la mën a amee te it fa muy amee sëñ Tuubaa bind na ko ba noppi ci këyit yi bu yàgg-yàgg dox ba daj ci rek a ci des mais bind na ko bu yàgg-yàgg kon nag li des nag ci loolu te foofu laay daanele mooy amaama jox jëwriñ sëñ Modou Fall Kébé mooy ñu bàyyi xel kon ni projet la boo xam dafa laaj détermination te détermination bi nag dara waru si jiitu lu dul xam ne c'est une nécessité mënuñu ko ñàkk
déjà mënuñu ko ñàkk par obligation spirituelle moo ko mënee wax ne obligation spirituelle moom mooy lan bu ñu yàlla wërsëgalee ñu xam sëñ Touba ànd ak moom nekk ak moom war nañ ko sagal moo ko mënee waxee noonu war nañ ko sagal war nañ ko xamale war nañ ko sagal war nañ ko xamale benn bi sëñ Xaadim si la da koy tudd ëllëg bu nu demee taxaw suñu kanamu borom ñuy li kulli ummatin li ko Alxuraan waxe al yawma nad'u kullu unaasin bi imaamihim bis ba suñu borom ku nekk jëwriñu communauté ba la lay woowee léegi ñu ne waa France ñëw leen lan ngeen defal yàlla ca France waa Algérie ñëw leen lan ngeen defal yàlla sa France waa Maroc lan ngeen defal yàlla sa France ñu bàyyi xel ni bis boobu ñun murid yi buñ ci des gannaaw ndaxte lu ci ëpp ci centre culturel yeeg mosquée yi ñeneen ñi ñoo ko tabax te yooyu ay néegu yàlla la nanu góorgóorlu ba bis boobu ñu bañ a am kersa bañ a kersaal ki nu àndal donc loolu mat na bàyyi xel mat na méditer te bu nu amee pas-pas am góorgóorlu ñee lañu def ñun dina def 10 fois plus ndax keroog sëñ Modou Fall bi mi la àndaloon sëñ Fallou bu sëñ Modou Amita moo ma ko wax nee na naar yi li ñuy def yëpp sëñ Tuubaa moo leen jox xaalis boobu naar yi li ñuy tabaxal yàlla yëpp ci dëkk bi nee na xaalis bi sëñ Tuubaa la jóge te sëñ Modou Fall bi mi teew na kon nag loolu lu muy tekki mooy pas-pas bi rek a des pas-pas bi nag man dama koy tàmbalee sama bopp ñu góorgóorlu yokk suñu pas-pas bu nu yokkee suñu pas-pas rek sëñ Tuubaa la muy defal ñeneen ñi dinañu ko defal te ñun la ko gën a bëgg defal ndax ñu ñooy njabootam gi njëkk donc ñaareelu point bi kon moom mooy loolu li des kon moom mooy jaayante parce que kenn ci maire yooyu li mu ñu waxoon mooy dafa ni bu ma leen choisir ba jox leen suuf si kat li ma bëgg ci yéen mooy avant fin novembre 2025 bi ñu nekk ngeen soldé prix terrain bi avant fin novembre bii ñu nekk nii ngeen soldé prix terrain bi loolu nag lan lay tekki moom mooy lan moom mooy faaw ñu dajale terrain bi mi ngi jar 490 000 euros aujourd'hui bi ñu defee bilan bi te loolu ñu ngi ci sant waa finance bu baax a baax parce que weer bu nekk dañuy def bilan complexe bi relevé compte bancaire yi dañ koy dugal ci site bi te loolu baax na trop parce que dama naan projet bi moom ñun ñaari engagement lañ ci am informer ak transparence ñun ñii mënuñu ko sottal mais ñaar yooyu mën nañ ko ñi informer nit ñi ak faire preuve de transparence boobu nag moo tax nii may wax ak yéen ku dugg ci site cikrf.fr muy site complexe bi di nga fekk relevé bancaire yi depuis 2022 jusqu'à 2025 fin juin 2025 bi fin juillet 2025 bi loolu nag lu muy tekk moom mooy ku bëgg a xam fan la xaalis bi toll rek waaw ku bëgg a xam fan la xaalis bi toll rek mën nga dugg vérifier entrée sortie donte ni ma ko waxoon sànq bariwul sortie mais di nga xam lu dugg compte bancaire yi ñaataa fa nekk lu génn lu dugg et cetera loolu nag moom mooy suñu première obligation deuxième obligation bi rek moom mooy informer nit ñi fu liggéey bi di toll mbir yi di leer ndaxte loo xamante ne ay projet la pour des millions d'euros dafay laaj lépp di leer kon nag xam naa damay tënk wax ji bu nu jullee ñu yeggalewaat ka incha allah li may daanele rek moom mooy kon war nañu dajale kon 490 000 euros fii léegi at bi di jeex ci 490 000 euros yooyu bilan bi nu def fin juillet bi on est à 266 000 euros kon ñaataa des à peu près 300 000 euros moom moo des 300 000 euros nag du dara si ñun wax dëgg yàlla du dara si ñun 300 000 euros yooyu nag bëgg nañu tey jii ci màggal gi lu bëri ci lu war a dem ci 300 000 euros yooyu mat donc lancé nañu programme jaayante 1 mouride 1 mètre carré ni ma koy waxee sunu mbokk naar yi bu ñuy tabax jàkka ci dëkk yi ngeen nekk yëpp xam ngeen ka dañuy def 1 musulman 1 mètre carré la ñuy faral di def ku dem ci naar yi di nga leen gis ñu koy def li ëpp si ñoom nag mètre carré bi 1000 euros lañ koy wecci ko ku mën a tabaxal sunu borom mètre carré ci juma 1000 euros lañ koy wecci ko ñu nag sunu mètre carré biñ ci defee réunion dañ ni nan ko oyofal ba ñëpp mën ci jëf moo tax ñu wàññi ko ba 600 euros 600 euros yooyu nag dañu bëgg li mètre carré yi lu bëri ci mètre carré yi nga xam te ne moom mooy jënd terrain bee yi nga xam te ne ñoo ngi koy séntu lu bëri ci mètre carré yooyu bu lépp mënul mat tey ji na ci lu bëri mat loolu nag la ñuy sàkku ci mbooloo mi ku nekk waajal sa bopp waa finance ña nga nele dinañu wër tamit ci mbooloo mi di jël addiye yi ku nekkoon na waajal boppam 600 euros le mètre carré ni waa taalibe sëñ Assane Salaam yi di wax keroog bi ñu fa demee ne ku nekk bu bàyyee xel mètre carré bi mu bëgg sëñ Touba réservé ka armeelu Touba ya ñu ñëpp ku faatu boo sañu armeelu Touba lan lay suul te dëkk sëñ Touba la ku nekk bu bàyyee xel mètre carré bi nga bëgg ñu réservé la ko pour ñu mën la fa denc nga mën a dugg àjjana kon mètre carré yii nii nga xamante ni moom lañ koy laajal jaayante ka bàmmeel nag damaa xamul ñaata mètre carré lay def mais ku mënoon jaayante équivalent wu mètre carré ci bàmmeel sax comme ça nga ni sëñ Touba lii nii mooy sama bàmmeel maa ko jaayante 600 euros
ngir sa projet bi ngir sama bàmmeel bi nga xam te ni nan nga ma ko may Touba te loolu la ñëpp di ñaan kon nag mi ngi noonu dañ koy fàttali rek kon bu nu jullee ba noppi rek dem ci liggéey bi soññe bu baax nit ñi joxe te loolu mënu si ñàkk ndax julli bi daf ñoo dab moo tax après dinañ ci dellusiwaat mais daal jaayante yaa ngi nii kenn bañ a am kersa joxe ndax ku joxe sa bopp nga joxeel te projet bi tamit suñu xel def ci dal bu baax sëñ Mountakha daf ñu ko waxoon nee na sëñ Touba mi ngi seen kanam di leen womatal boppam te loolu wax mënu koo gën a rëy kun ni sëñ Touba moo lay womatal sa bopp wax dëgg yàlla sant yàlla war na la te lu jafe la nag maa ngi door a dégg sëñ Mountakha wax lu mel noonu sëñ Touba mi ngi suñu kanam dinu womat ci projet bi kon nag sant rek lañu mën a def di sàkku nag ñëpp jaayante jëf 600 euros mètre carré ku joxewul lépp tey ji tamit joxe lu am solo après ñu bind sa tur comme ça ñu mën a comptabiliser ñaata mètre carré moom moo des pour que ñu mën a avancer ci jëndum terrain bi incha allah maa ngi jégluwaat baax nag. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaar xam naa li jëwriñ ñi doon wax léegi li ma ci bëgg a ñëw rek lu gàtt la ñu xamee ko noonu mooy tey gis ngeen fii ñuy màggalee nii ñun murit sëñ Tuubaa yi ak gan yi ñuy dalal xajatuñu fii bu ngeen ko xoolee xajatuñu fii li ne ci biti moo ëpp li ne ci biir salle bi léegi nag dañuy xool ñun lan la ñu yéene sëñ Tuubaa fii ci dëkk bi li ñu yéene sëñ Tuubaa mooy lan mooy complexe bi nga xamante ne gars yi taxawal nañ ko li ñu soxla mooy gars yi waxuma la jaayante waaye nañu waraasu li nekk ci poos yi nañ ko génne bàyyi ko fi bu weesoo loolu ñu xam ne liggéey bi dañ ko war a taxawal balaa ñu ko fi bàyyi ñeneen di ñëw di ko def ñun jeexal nañ ba pare suñuy bàyyee ngi nii ñoom seen wàllu wéy na taxawal nañ fi kër sëñ Tuubaa ba noppi léegi li fi des ñun ñoo ko war a def buñ ko xamee noonu nag ku ci nekk ci ñun na def soññe boppam soññ kim dendal mu xam ne lii nii fii ak balaa novembre sori na 600 euros la ñuy laajte ku ko mën na nga dem fee ci table bi nga bindu jaayante ngir jëmmi sëñ Tuubaa mi ñu koy defal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw góor nani da daanaka soo ñemee man na moom kon ñoo ko déggandoo rek ñu def ci Pastef ak xaal xam naa dañuy daal di julli tàkkusaan suñu noppee suñu bàyyi sëñ Modou Fall Kébé moom it dina jël kàddu après ñu daal di wëyal waaye ñu bàyyi xel waa finance bu baax a baax jërë ngeen jëf.